baalu àq aussi. di leen déwénatil bu baax a baax ndax ñoom kenn du ñoom. bu ñu safee xolam rek ñoom ñu koy ñoom ñoo tax. yàlla dooleel leen. jaajëf ñu àddu jëmale ci sàkkuteef ak Aliou Sall jëm si ñu jël technopole ak yeneen ci ay gox taf ko ci kawam loolee nag am na ñu jàpp ne kon njiitu réew président Macky Sall daf ko bëgg a dooleel ci wàllu politique. ci Guédiawaye bu fekkoon waa Guédiawaye ñoo ko lool dina gauche lool te bu ñu fàtte ni commune bu Pikine moo jur bu Guédiawaye. kenn iñaanul ba iñaane sa ndono mais aussi doon nangu itam ko la doon te deewu quand même Pikine bëgg nañu ay revenus ak ay recettes comme ni ko waa Guédiawaye bëggee. pourquoi benn jël boobu ba technopole nag wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni bu ñu waxee retachement wu technopole de Dalifort marché bu bees Lansar ak Touba Pikine xam nga Touba Pikine jeexal nay wax. Touba Pikine la tudd. Touba Pikine fan la nekk. ndax tuddul Touba Guédiawaye bu ñu profité ci découpage yi di wax waxi layamal nañu osé doo ci table ji lu mënta nekk gis nga découpage bi bu fekkee même décret la wala loi la boo xam ne saxal nañu ko mais nañu def lu jaadu nañu def lu mën a nekk xam nga tey bu ñuy wax ay ville ni ñu bëgg a séddalee Ndakaaru jël parcelle boole ko feneen jël Guédiawaye boole ko feneen Cambérène nekk ci diggante bi c'est-à-dire que jaxasoo gi ñu nar a indi non seulement ci wàllu jàpp na la nit ki mu voté mais ci wàllu même papier bu sa doom juddoo doo xam ban maire ngay utale sa doom ay kayit jafe-jafe yooyu politiciens yi faaw ñu xamal leen ni sañuñu ko amuñu mën-mën bi nañ jël dëkk bu nekk fa nga bokk ñu boole la fa bàyyi la fa moi je pense que aajowu sax ñu jox valeur proposition ak càkkute bu Aliou Sall bi technopole ak li mu ëmbaale ci garage boobook nu mu tudd garage bu bees bi boo maraîcher noo ko mën a xalaate boole Guédiawaye ak li nekk ci diggante bi yëpp géographiquement nit ku fay jàll dooma di dox nga ne ko lii dañu koy jël boole ko fële xel mënu koo nangu moo tax it nag askanu yenn saa yi faw ñu leen di jàppale ci bu ñu nee non ñu wax autorités yi nga xam ne kenn la ñu doon wala ñaar ni leen non parce que dëkk bi kenn doon ko ñu ñëpp ñoo ko bokk doxalin wujub ku nekk xam na ko mam budget communes yi ñëpp xam nañ ni ci wàllu fonctionnement la ëpp lu muy dox mais nañu yamale kon seen nombre yi nga xam moo fay nekk ba ñu jël képp ku leen àndaloon ci wàllu politique ana maire buy dox ànd ak benn état majeur boo xamante ni bii li ne ci ginnaaw dina ëpp ñaar fukki nit maire yi liggéeyuñu gis nga boo nekkee maire di liggéey da ngay am vision même bu sa ay recette bariwul yow yaa koy créer recette du juddu maam dañu koy créer bu ñu wax recette dafay jóge ci benn usine infrastructure wala ay enseigne wala panneau publicitaire wala ay juuti mais loolu daa xëy nekk ci suuf non dañ ko inventé nga ñëw fekk ko fa boo ñëwee ci sa vision xalaatal noo ko yokkee commune dañu koy yokk mais doo ñëw la fa nekk nga contenté wu ci bëgg a yóotu ay quartier jàmbur yokk ko ci yow ndax da ngay yokk sa recette loolu wax bu yàqu la nañu bàyyi dëkk bu nekk ci fa mu nekk mënoo fekk dëkk boo xam ni sëriñ bi ko sos Malika la dëkk nekk Malika di jën ci suuf su Malika ñu daggal ko waa Malika nga jël ko boole ko Kër Massar loolu yenuwul maanaam moo tax ñi li ñuy kaas lu légitime la mais li foofu na wax dafay symboliser rek échec bi nga xam ni acte 3 de la décentralisation échec na ko ci anam gu jëkk gi li koy gën a firndeey mooy frontière collectivité locale yi ba léegi kenn mën ko fi nekk nii comme ku manifester loolu ñu bastonné la te li ngay manifester sa ay droit la li xew comme fi nga doon wax sànq Dougar non maam Dougar il faut jamais Tidiane Seck ñaata arrestation lañ fa am 36 mais du loolu bàyyi ba fajar ay nit nelaw nga ñëw wàcc fa ñu nekk ci di wasifa nga fekk leen seen balaanu wasifa ñu nekk seen kawlal solo ay kalaso ngeen jàpp leen di leen bastonné manoté leen jël sànni ci fourgonnette alors que benn entreprise buy def ay logement xawma nan investissement moom moo soxla plus de 70 hectares fii ci Ndakaaru ak bakkanu Ndakaaru nu ñu fi mën a joxe nit wala entreprise plus de 70 hectares ñi opposé wu nga ñëw toroxal leen humilier leen duma leen waaye di loo leen dafay jàll comme noonu ngeen foog ni population bi daañu bàyyi loolu mu jàll noonu malgré bundu xataal nañu leen xoqutal nañu leen tuutal nañu leen doyadal nañu leen même jigéen juy muuru sax di teeñ ñu yóbbaale nañu ko c'est une honte ça loolu nit mënu ko xalaat ñu toroxale la noonu sa réew alors dialogue moo gënoon yomb waxtaan moo gënoon yomb communication moo gënoon yomb waxtaan ak ñoom tey entreprise yooyu soi-disant investissement ñu recadrer leen dara la ñu investir lu dul lu ñuy def seen ay bopp mënuñu fekk suuf su nit fu ay nit doon dundee nga ñëw def fa lu la neex tabaxoo eggale woo tey li ñu sumb ci ay logement nañ ko yeggale ba noppi tabax yi mel ni ay paxi kañe ci dëkk bi nañ ko yeggale ba noppi ci ay soi-disant logement te noppeegul bi ci def affaire manifestation ndox mi
mais daañu gis yeneen i manifestation xam nga la moo tax non seulement joxoo nit ñi ndox mais dafa am ay transfert yu jóge ci benn société dem ci beneen société gis nga Sen'Eau entreprise privée la bu ñuy jël yëfu national maanaam forage bu nekk benn quelque part à Pikine wala quelque part à Ngexoox wala Fongolimbi nekkoon ci loxoy waa Agifor wala Ofor bu ñu koy transféré jëlee ko ci ñooñu yóbbu ko waa Sen'Eau donte woon état moo ko uuf war nañu leeral askan wi parce que dañu fa fekk ay forage fekk fa ay branchement fekk fa lépp gestion boobu waa dëkk ba ñoo ko moom ak ay bureau ak ay machine ak benn liste bu leer nañ bu ñu leen koy jox war nañu leen informer nañu xaar yeneen i manifestation te gis nga dëkk bi liy pousse nit ñi ñuy manifester te ku manifester ñu tëcc la du continuer de nañ ko xam na ko kilifa yi xam du continuer de te lu am solo yéen boo ko digle woon sunna la ni Ibnu Abbas boo ko defee boo mënee nga def ko chaque jour ci sa dund boo ko mënul semaine bu nekk boo ko mënul weer bu nekk boo ko mënul at bu nekk boo ko mënul donte benn yoon nga def ko ci sa dund tellement li ci nekk ci njëriñ ak bàkkaar bi Alaaji Ibrahima Sakho doon doomi Ngaparu bëgg loolu itam Ngexoox def ko basam ak Rufisque initié ko mu am solo loolu mu nekk événement bu mag a mag boo xam ni xam nañu valeur bi mu am nit dañuy jóge ba Gambie ñëw assister ko te ci wàllu politique ak wàllu itam leneen dafa am lu doy waar ci wàllu sagesse yu ci amoon dafa doon méngoo ak Pentecôte toujours parce que dañu doon dem seetaani Pentecôte toujours benn bis mu gis ñuy dox di traversé mu xàmmee ci ay doomi jullit yi dem Popenguine pour assister Pentecôte bi mu créé leen ci yoon bi événement boo xam ni ñi nekkul jullit daañu dem ci seen événement doomu jullit yi ñëw ci seen événement mu mujj nekk nag di affaire bu mag a mag boo xam ni xalifaam di Mouhamadul Habib Sakho Baye Habib ñu ngi koy ziar bu baax bu jëlee décision bi ndax pandémie bi noonu la defoon daaw itam lu ñuy saluer la lu ñu rafetlu la waaye teewul daañu véhiculer message pour nit ñi mën a def julli googu ku nekk mën koo defal sa bopp xam naa bis bu ngeen amee jot sax na ma jiitale ñu def ko fii ci kër gi parce que lu yomb la entre temps nag am nañ ci ñaar ñoo xam manqué nañu ci famille bi doomu Alaaji bu Sakho di Haji Maodo Sakho fekk ko fi ak seen wayjur bu jigéen Maam Ndiaye moom itam ñu ngi koy jàll njaboot gi yëpp mais loolu mooy valeur ak importance su salaatu tasbih bi nga xam ne Alaaji bu Sakho doon na ko taxawee foofu ci Ngexoox yal na ko yàlla fay yool bi non il faut nga travaux de réflexion yi ak yenn defaraat travaux de réflexion laay bañ a dégg maam en tout cas doy na waar nañu ci seen xaalisu budget yi nañ ci prévoir tabax ay stade te Sénégalais yi farlu takku mënuñu Dakar Sacré-Cœur am ay gazon yu baax Déni Biram Ndaw am gazon bu baax Jambaar am gazon bu baax alors état bu Sénégal le gouvernement mënta am benn terrain bu am gazon bu baax et ñuy tàccu di wax ay synthétique ñu ni déetawaay stade Assane Diouf daanu na waxuñu ci Demba Diop daanu na waxuñu ci ñu ni déetawaay ñu dañuy sàkkal pexe stade Maître Babacar Seye Sénégalais nañ taxaw ni non nañu bañ boobu vision bu fekkee vision la ak lu ñu ci mën di planifier baaxul ñoom bu ñuy jàmbat man kaa gagné ñuy tukki itam di joytu ainsi parce que nañu seet yàlla ak nit ñi maam dañ ko gën a mën a wàññi bu ñu ko defoon sax 15 000 francs ou 10 000 mu gën a baax ci Sénégalais yi parce que dañu leen ko exiger te sañuñu koo bañ xoolal ba xam am nga coronavirus wala déet boo demee ñu fa ngay dem mu ngi dépendre ca la nga fay fekk mun nañ la ber nga toogaat benn 3-4 jours yoo xamante ni bii doo def dara dañ lay isolé donc natt boobu doy na bëgg cee yokkaat nag parce que 40 000 yi ñu defoon dafa ëpp dafa cheroon ba mu ba jéggi dayoo jooytu nañu ko fu nekk mais comme nag léegi wàññi nañu yëpp fa xaalis doon génne fépp mais nañ ko wàññi li itam Sénégal yi nga xam ñoom ñooy tukki parce que nit ñi dañu am soxla bitim réew dañuy tukki bu ñu leen exiger nag ñu def seen test yooyu test yi nañ ko wàññi et puis sax Sénégal lañ ñu mayoon sax ay jamono ay test yu bëree bëri mais anamu et puis la moo tax test yi tënk dong ci Institut Pasteur tey bi coronavirus amee ak léegi Sénégal gouvernement bi waroon nañu def ay jéego yoo xam ni au moins test rapide yooyu noonu doon nañu ko gën a barele am ci yeneen ouverture yoo xamante ni bii comme ñu koy fabriqué ci àdduna bi bari na ba nga xam ni pour nga def test dootu sax dépendre donc ci Institut Pasteur parce que léegi évolué na ba nga xamante ni bi ajootuñu ci ay labo pour def ay test mais mën nga ko def ci façon boo xam ne dafa rapide alors fabrication boobu mu ngi commencé yaatu ci àdduna bi na ci Sénégal def ay commandam te yombalal ko Sénégalais yi mais li ñu teg ci kaw ndodd Sénégalais yi ci laaj moo cher moo bëri Mame Mbaye Ndiaye moo cher moo bëri ba nga xam mu ngi bëgg a jéggi da rek la ñuy lawte ko mais kii doon na def transit dafa am fu mu jógee jaar AIBD pour dem Praia donc ki ñàngul de yi dugg la ñuy wax yi dugg ñu leen di jàpp yi dugg te du ñu leen jàpp loolu benn la bi ci des bii du événement wala mooy événement
ñu dellu si ci ñen ñooy consommer donte woon ni 100 xam nga kii 500 grammes la mais 100 grammes donc ñen ñoo koy consommer maam yow mënoo am benn dose drogue. wax naa la ko démb ma koy fàttaliwaat yow mënoo am benn dose bi. man mënu ko am Siré mënu koo am. ñu bëri ci ñiy seetaan mënuñu ko am ko donc ñan ñooy consommer drogue bi xam nañu ko parce que drogue doo ko jaay comme ni ngay jaayee diwlin. wala comme gerte maanaam di xaar client ñëw. mais da nga am sa clientèle bu noppi donc vente cible la xam nga ñan ngay jaay donc nag est-ce que du xeex boo xam ni li koy suuxat moo ko sookee. bu fekkee ñiy xeex drogue ñooy consommer drogue. question la ça pose problème parce que moyens yi nga xam ni moom ngay am pour consommer drogue moyens yooyu doo nga mën a jëfandikoo pour xeex drogue. donc il faut ñu xeex drogue bi ci façon boo xam dafay sérieuse sinon. mooy loolu quoi ñu bañ a jël yu mel nii nga xam ne du danger ci Sénégal. tuddee Sénégal seli bu yoon waa ji transit la doon def. loolu nag ça dafa existe partout dans le monde ay nit ñuy jàpp ñu doon def transit ak nangam da ngay seetaan documentaire grand reportage ci yenn chaîne de télévision yi nga gis drogue na lay jaaree def ay transit ci aéroport yi donc lii du événement bi mooy nañu xool ñu ko ciy dugal ci yeneen yoon te duñu leen gis aw ci bateau yi ak ñu koy consommé. am na yaa am na lops am nga moom. bokkul ak bi nga xam ni nee nañu waaw sa salaire mënu koo jënd dem ñu poser ay questions judiciaires ci ki nga xam ni moom société boobu ñu jox ay hectares société boobu groupe marocain la Peacock investissement groupe marocain la boo xamante ni bi dañuy yëngatu ci wàllu assurance dañuy yëngatu ci wàllu travaux publics dañuy yëngatu ci wàllu logistique dañuy yëngatu ci wàllu céréales dañuy yëngatu ci wàllu aviation dañuy yëngatu ci wàllu immobilier li ñu accaparé moo bëri Abdoulaye Wade moo leen signé loon ci benn décret numéro 2010 1074 ci 23 juin 2010 la leen signé loon benn kayit bu leen di jàppandala ñoom ñu am bàyyi mais gouvernement bi fi nekk la ñuy interpellé ñu dellu soit xool ci gan anam parce que diggante 2010 ak 2011 précipité nañu ko ci façon boo xamante ni bii li ci Sénégal di xaar ci wàllu am ci wàllu revenu néew na néewaay boo xam ni parce que mu ngi toll juste ci 97 millions comme titre droit de bail ak 500 millions ci wàllu guise d'avance ci wàllu foncier comprendre nga donc loolu tuuti na par rapport ak suuf si nga xam ni 72 hectares yoo xam ni moom lañ leen jox ci diggu xolu Ndakaaru foofu ci diggu xolu Ndakaaru lañ koy wax parce que diggante AIBD ak Diamniadio ak Dougar fi mu nekk. nga xool loolu ñu jël ko jox ko ay étranger yoo xam ne dañuy seet ay benn Sénégalais dugal leen ci biir société bi jox leen ni action def leen ay PCA et cetera. loolu laa ni du yoon faaw ñu taxaw def face ak étranger yi nga xam ni dañuy sonal pas xeex wala continuer def leen face suñu kilifa yi jàppale ñu ci anam goo xam ne jaaduwul. yow nga ñëw ci ban société sénégalaise moo am sañ-sañu dem implanté Maroc am fa doole jooju bay intimider ñi fa dëkk di demander seeni ay droits après ñun ñu toog noppi chaque sénégalais na xaar ni tuuram moo ngi ñëw bu fekkee dañuy def laisser-aller yi muy continuer ndaw si buñ ko yónnee citation na répondre population nekk ci ginnaaw mu def face 72 hectares lañu dul jox ay nit ci wàllu business kese ñuy dagg ay parcelles yu 150 mètres carrés benn hectare suuf maam da nga ci am lu mat 45 parcelles bu fekkee da nga ko dagg ci lotissement wu 150 mètres carrés par parcelle am nga 45 parcelles minimum. léegi calculer kon benn hectare bu nekk 45 parcelles minimum 72 hectares ñaata parcelle la parcelle bu nekk nga koy jaayee 14 millions 500 wala 17 millions 500 loolu ñaata milliards la nga ñëw bëgg ko def ci suuf yi nit yoo xam ne da nga koy nangu par la force. ay décret de bail xamuguñu ba xam am nañu titre foncier am déet nañu leeral ñoom nañu amee suuf si ci jamono Abdoulaye Wade nañu leeral ñoom li ñuy wax ne war nañu ko dugal ci keesu Sénégal est-ce que dugal nañu ko wala déet mais après ñu commencé def ñu gendarmerie ñëw dal ci seen kaw gaañ leen jàpp leen am ñu teg loxo continuer di envoyer intellectuels yi fa nekk ay citation directe nañu répondre ñëw daañu jóg parce que suuf si ñuy jooy Dougar am na sëg yoo xam ne dañu ko bëgg a effacer rayer ko complètement na ñaxtu waay dagg ko ay parcelles pour ay nit dëkk fa. il faut néew yi jóg marché non il faut ñu jóg calcul minimum bi ñu def sànq Mbaye ma Anta mi ngi koy def bi ñuy def commentaire. promoteur bi war na cee gagner minimum 46 milliards. ci 980 millions.
su ko jaayee prix bi gën a tuuti muy 14 millions 500 te am na fa kër yoo xam ne 17 millions 500 la. boo calculer hectare bu nekk li mu lay jox ci ay parcelles. par rapport ak 150 mètres carrés ci 72 hectares. yow mii nga xam yaay promoteur bi am nga 46 milliards 980 millions. jaar ci yoon loolee la ñuy sàkku li leen jaaxal moo di complément dossier lañ leen laa jaarale ko ci SMS. mais ci fii communication tollu xel mën na koo nangu quand même. communication tollu xel mën na nangu nga déposer ñu valider sa dossier ak sa numéro yëpp loolu lu yàgg di am la mam même rendez-vous médicaux yi ngay am sax ci yenn ci ay clinique SMS lañ la koy fàttalee SMS moom yàgg na même booy de demande visa pour ñu def jafal la confirmation ba xam am nga wala amoo SMS lañ la koy yónneewee donc itam il faut li ñuy nangul bu ñuy demander visa France wala li ñuy nangul benn clinique nañ ko nangul aussi suñu gouvernement bu dee sa dossier validé nañ ko jël nañ ko ba noppi complément d'information ñu yónnee la SMS mais loolu xel mën na ko nangu quand même fi ñoo la bàyyiloo xel nag mooy gap bi nga xam ne moom la ñu ñàkk see jàngalekat ëpp na fanweeri junni bu fekkee juróomi junni nag la ñu war a recruter tuuti na lool mais juróomi junni yooyu li muy tuuti sax càq ma gën këmm wolof loolu lay wax càq moo gën këmm donc moo tane ak neen xëy na bu dakkul mun nañu am gab bi mais loolu itam du beneen problème bi mooy fi mu nekk nii li fi nekk kës néew ci ay école am na juróomi junni abri provisoire ci Sénégal abri provisoire yooyu bu fekkee 25 élèves ñoo fa nekk 100 ñoo fay nekk wala 75 moo fay nekk kon bu ñu yokkaatee jàngalekat yi ba jàngalekat yi xëy na commencé manquement bi di wàññeeku mais ci yan salle de classe la ñuy jàngalee loolu question la charrette bi jiitu fas nguur gi depuis daaw jéeg mat na léegi ñeenti at ñu ngi wax naan dañuy fexe wàññi abri provisoire yi mais wàññeekuwul salle de classe ñaata moo koy tabax xam nañu ko mais nañu procédé ci tabax ay salle de classe gis nga salle de classe yi bu doyee jàngalekat yi fay nekk daañu mais boo recruter ay jàngalekat foo xam ni juróom fukki élèves ñoo fa war a nekk nga def fa téeméeri élèves indiwaat beneen jàngalekat yokkaat ci te classe yi doyul est-ce que du ñu jëm vers gën a yokkaat abri provisoire yi nga xam ni doon nañu jooytu déjà ni 5000 yi ëpp na est-ce que du ñu egg 10 000 abri provisoire alors parce que faaw ñu tabax ay salle de classe loolu moo ëpp solo moo gën a jàmp jamono ji kon nguur gi bu fekkee noppi nañu ci wàllu wutal ndaw ñi liggéey te gis nga maam gis nga campagne utal ndaw liggéey kenn waru ko dëxëñ ci programme ut ay enseignants yu doy dañoo denn mais bokkuñu am réew dafa war a am ay jàngalekat yu doy ça c'est très normal kenn waru ko boole ci programme utal ay ndaw liggéey emploi des jeunes c'est diamétralement opposé loolu mooy jeu politique bu graaw bi gouvernement bi jaxase ak yëf yi mélangé ko ba ñu foog ni wutal ndaw ñi liggéey la alors bokkuñu am réew day am ay jàngalekat foofu la politique bi xañal bu ñu ñëwee dañoo wax ni dañu am cible ci ñi ñuy vacciner ci population bu Sénégal mag ñi ak ñi nga xam ne soxla nañu ko balaa ñuy wax ndaw ñi demuñu vacciner wu ji nañu jeexal mag ñi ba noppi jeexalaguñu mag ñi gis nga ci même directeur yi nga xam ñoo jiite laboratoire yi defar vaccin yi am na ci kenn dama xamatul exactement Pfizer wala am na ci koo xam seen directeur dafa wax ni moom du vacciner wu parce que am nañu ko gën a yellool nañu vacciner ñi nga xam ñoo yelloo vaccination yi ba noppi moom mu soog a jël dose am parce que sens de responsabilité la bu ñu poussé ndaw ñu ci ñu vacciné wu ji nañ matal seen cible ba noppi gouvernement bi loolu moo gën a nekk farata pourquoi poussé ndaw ñu ci ñu vacciné wu ji ndaw ñi kay dara jotu leen corona amul ci ñoom doole te mu ngi wàññeeku kay nañ leen respecter les mesures barrières yi wopp ji jeex fi te ñu yëpp mooy ñu nekk ci côté pouvoir bi à part xëy na Barthélémy Diaz mi annoncé candidature am mais lu mooy loolu yëpp mooy ñu féeti ci pouvoir bi xëccoowuñu pëndal la kenn ku nekk bëgg nga wan njiit réew mi ni yaa ngi liggéey ci sa localité élection locale dóor la te xam nañu ni élection yi raw gàddu la xam nga da nga doon jiite benn liste Siré da doon jiite liste ñu dem ba gagné liste boobu gagné ba noppi ñu defaat élection des conseils man ma nekk maire te fekk Siré moo gagné liste bi jiite woon mais année bi loolu amul ki nekk tête de liste bu ñu gagné moom mooy nekk maire loolu koy aajuwul xëccoo yow bu fekkee liggéeyal nga saw askan wóolu nga leen defal comme genre Ndofène Fall ni mu defoon bi leen Macky Sall woowee palais pour ñu topp ci ginnaaw kenn daf ni ko woon président dama topp ci ginnaaw kenn damay dem ak sama liste bopp et il a gagné léegi amul xëccoo ki sant Sow dëkk Kaffrine moom jàpp na ne amal na askan wa njëriñ bu mu xëccoo ak Abdoulaye Wilane di yàq bennoo gi am diggante PS ak APR ok moom na dem liggéey bu waa Benno Bokk Yaakaar tegee seen liste moom mu teg liste boppam bu amalee askanoo njëriñ élection locale la moom mooy gagné niki noonu Aïssata Tall Sall niki noonu et est-ce que ñoom ñooy gagné parce que yor nañu xaalis mais est-ce que def nañu politique sociale locale
bu dal xelu askan bul fàttali élection locale yi dañuy wax ñu ngi comptabiliser dañuy nombre bu bëri ci ay communes yoo xam ni parti au pouvoir wala coalition au pouvoir moo ko gagné demeewul woon noonu de dafa bëri woon ñu gagné woon ci société civile après ñu xoj leen quelque part ñu mujj rallier ci suuf dem fekki parti au pouvoir mais ba ñuy gagné localité ba féetewuñu woon ak parti au pouvoir et ren la ndaw ñi gën a yeewu yéen a ngi junñu sànq journalistes yi wàcc ci géew bi journalistes yi ñu bëri bu ñu wàccul ci géew bi itam dañuy nekk ay personnes influentes yoo xam dañuy soutenir benn liste parce que am nañu seen kàddu gi ñuy wax ci seen localité te ñëpp ñoo constaté échec gi nga xam ne ak illégitimité bi nga xam ne moom la maire yi jiitee gox-goxaat yi moo tax gis nga xeexu APR yooyu ça n'engage que nañu xeex en tout cas ñun kenn ku ne localité bi nga nekk nañ ci am vigilance tey xool ki ko war a jiite parce que tu as ton mot à dire nga imposer ou soutenir benn liste parce que personne influente. outrage à agent ak yooyu mais fu mu toll nii jàpp leen ni 19 yi moom dañ leen placé sous mandat de dépôt mardi la ñuy jàkkaarloog juge bi incha allah yeneen ñaar ñi ay mineur lañu maanaam amaguñu fukki at ak juróom-ñett ñooñu dañ leen bàyyi. El Hadj mu ngoog sa dugaar ñaar fukk ak benn 19 yi dañu leen placé sous mandat de dépôt am na ci ñaar ñu nga xam ne ay mineur leen ñu daal di leen di libéré mel ni kon xeex bi sa dugaar njaw mu ngay wéy dafa desoo xam bin ma njort ni xanaa bu ñu leen jàppee dugal leen kaso itam xanaa dinañu continuer enquête bi. parce que li sabab coow li muy société Peacock investissement décret bi nga xam moom la wane maître Abdoulaye Wade signé woon ko ci atum 2010 surface bi nga xam moom la ñu ko joxoon toll ci 80 hectares mais bokkul ak fi muy xëccoo am na décalement bu ci am ba tey mu mujj di xëccoo ak waa askan wa lu toll ci 72 hectares déjà. jubadi mu ngi foofu. mu jot kon gouvernement bi xoolaat kooku li muy xëccoo ci wàllu suuf lan la. alors li muy xëccoo tey bu ñu ko ci fekk see sëg yi nekk dogal sax dootu fa am loolu benn la ñaar bi ci des association de malfaiteurs ak nangam ci aw askan wu opposé wu ci nit ku ñëw bëgg a jël suuf suñu ko ni moomoo ko parce que leerul dama foogoo ne dañu war a àtte xool ba xam askan wi fa dëkk bi dara xewagul ba léegi. askan moo fa dëkk ni askan moomul toujours may fàttali mais état bi ñu naan moom suuf bu mu fàttali peuple moo tax existence état boobu am ñu jàpp ñooñu accuser leen association de malfaiteurs non seulement xañ nañu leen seen ay droit fajar lañ fa wàcc am ñu jàpp ñu sol ay caleçon am ñoo xam toroxal nañu leen jàpp fa jigéen yoo xam ne jatur la dafay muuru et cetera yooyu yëpp dañ ko jël tege ko à côté ñoom amuñu benn droit bi mooy xëccoo nañu ak koo xam ni nee na am na suuf dugal nañu leen kaso tuumal leen et c'est très dommage loolu moo dal tey lu toll ci ñaar fukki ndaw comme ñoom ñu doon def manifestation ci benn usine bi dafa ay karo fii ci Sindia tey fort ñu jàppale ñoom itam dugal leen kaso. ñu mujj bàyyi nañ leen bàyyi wuñu leen attekat bi bàyyi leen procureur demandé waat ñu des ci kaso bi. waaw ba fi la ñu korité démb ci mujj seeni ay nattangoo yu ñu doon liggéeyandool jël oto jógee Dakar di dem Mbour pour seeti leen ca kaso ba accidenté Gandigal ñaar ñoo ci dee ñaar ñi ngi nekk diggante dund ak dee. kooku tey kenn ki yaraax la dëkk kenn ki ko tey Thiès sul nañu ko démb ci 17h xoolal victime gi Sénégalais di nekk victime ci seen réew ci jàppante boo xam ni ay malentendu la seen diggante ak ay étranger Peacock investissement ay étranger la usine sunu boobu dafa karo ay chinois ñoom ñoo ko defar di exploiter ay nit maam mënoo toog benn weer déggoo fa ko fa dee ci wàllu chimique wala ci wàllu accident yu méttee métti et ñu nekk ci réew moo xam ñëpp dañuy seetaan kompolo ak kilifa yi di tuutal di néewal doole askan wi ci seen bopp. léegi nag phénomène boobu bu ñu nee ba kenn ñemeetu la manifester comme manifester ñu jàpp dugal ci kaso bi kenn mënatu la wax waaw ñuy jël suuf si di ko ronqat ba mu jeex tàkk ñun fu ñuy dëkk ñun fu ñuy bay bu dee ku am doole nanga suufus ku amul doole xanaa dañoo fàtte li ñu saxaloon ci wàllu urbanisme ci wàllu habitation ci triangle Dakar Thiès ak Mbour bu ñu jëlee lépp jox ko businessman yi ña fa dëkk ña fa nekkoon di bay état bi bëggee def infrastructure fan la koy def nañu dawala seen xel xam réalité Sénégal te bañ a jaay doole ndax toogin ci wàllu yoon ak mu ngi dimbali ay àndandoom de parce que foog na ni xëy na fi muy jaar mun na ko nooyal tuuti pour mu yomb ci ñi koy représenté ci gox-goxaat yi ci localité yi ci élection yi ñu dégmal. mun nañu foog loolu tukki économique la mun nañu ko njort mais saf na loolu politique. yéen diiwaan la gën a ciblé pour dem fa. doon nañu gën a dal suñu xel ñu koy wooyu tukki économique ci bu fekkante woon ni at yi koy jiitu woon ci ndajem conseil des ministres yi li ñu fi digge woon ci wàllu réalisation def nañu ko. mais tey ban ci dëkk yooyu moo yëg ni am na ak yokkati ci wàllu infrastructure ci wàllu santé ci wàllu sport ci wàllu éducation mu nekk ay réalisation bu gouvernement bi ñu mën koo joxañ sax ni lii ci wàllu économique la tegee mais boo seetee appellation économique bi
c'est-à-dire que lépp doon discours boo xam ne wàllu politique la tey président dina dem foo xamante ni bii gerte ñor na fa ay nit jënd ko di ko jëlee foofu di ko yóbbu Touba ay douane dogal leen ci yoon wala ay policier ni leen amoo leen sañ-sañ boobu gerte ñor na fa amuñu ku ñu ko jaay gerte ñor na fa état jàppandal ay étranger ñu fay concurrencer nationaux yi njiit réew mi dina dem foo xamante ni bi tey gerte ñor na fa ñu xolli ba noppi am seen buuse amuñu ay machines yu ñu ko segale génn ci ay diw dina fekk ñoo xam ni daanañu bay coton wëttéen dina fekk ñoo xam ni mun nañu fa def ay unité de production yuy jël gerte gi xottu gerte yi ak wëttéen bi di def kooraay bi nga xam ni tey boo xoolee chiffre d'affaires camion yuy jógee Burkina Faso di traverser Mali di ñëw Sénégal li ñuy jaay ci kooraay bi ñuy alimenter suñu ay jur fii ci Sénégal kenn xamul mu tal et on est mieux placé pour mën a am ay unité de production yuy defar alimentation yu gën yooyu et fii Sénégal li ñu gën a valoriser surtout ci aliment de bétail yi mooy industrie yi nga xam ne ñi ëpp ci ñu ko moom ay étranger lañu. bon bëgguma sax di stigmatiser quoi mais faaw ñu xam faveur bi ñuy defal ñi fi dëkkul bu ñu ko defalee ñi fi dëkk. ñu def lu gën li ñi fi dëkkul di def te gën a yomb ci ñi fi dëkk. ngir di gën a jàppandi dinañ bàyyi xel ci yooyu bu ñuy tukkeeti ngir taxawal ay unité de production bu ñu ko deful économie bi woote doo nga lay nekk mais Sénégal yi duñ ko yëkk kilifa gi doon wax moom ci wàllu technique moom mun na wax noonu mais est-ce que diisoo na ak gouvernement bi dëggantaan ci oto accident yi jógee bitim réew di ñëw fii nii ñaata la ñuy dugal ci keesu état bi ban oto bu accident ba kenn mëntu ko pratiquer du ñëw Sénégal oto bu am lu ëpp juróom-ñetti at du ñëw Sénégal mais oto boo xam ni accidenté na ci ginnaaw xott wi dara yàqu nu ñu mën a teew mu ñëw Sénégal Sénégal yi dañoo war a dawal oto mënuñu jënd oto bu 30 millions 50 millions loolu du mooy sabab accident yi non gisoo fenn fu accident am ñu dem ni oto bi accidenté dafa accidenté woon Canada wala dafa accidenté woon États-Unis amul mosoo gis benn yoon accident ñu ni oto bi li tax mu accidenté dafa accidenté woon France wala Italie loolu amul xam nga la moo am ay tali yu xat ak ay comportement yoo xamante ni bii bu ñu koy commencé di ko jubbanti dañu koy commencé ci kaw sérieux honnête lu nekk dem ci fa mu war a dem ñu bañ a tuut tali boo xam ni tali baadoo la lay doon ak tali VIP te loolu dafay feeñ ci discours yi kon xam nga bu ñu demee ba Mame Mbaye am na lu mu fayee péage aw ci péage bi man awma lu ma fayee péage mais Mame VIP la man baadoo la maam aw ci péage bi ma aw Tëngéej ñu war a demandoo ñun ñaar moom ñuy dem Thiès mën na maa jëkk su ma bañee mu jëkk ma nag ma daw vitesse boo xam ne xëy na jaaduwul suñu tali yi xataay bi mu xat daanaka Sénégal dong nga koy gis bu fekkee awoo ci li ñuy wax tali VIP muy péage bi yooyu yëpp ñoom la gis nga permis yi ñuy wax naan ni ñu ko doon joxee jaaduwul non loolu amatu fi bu ko kenn waxati maam léegi bala ngeen am permis dinañ jël sa groupe sanguin dafa gën a compliqué léegi permis kon léegi kenn mënatu la am permis te fekk defoo passé woo permis ci na mu jaadoo xanaa mu am complice te bu boobaa waa gouvernement bi la ñetteel bi ci des coono bi nekk ci mutation oto ak li ñu ci laxas oto yi ñuy wax tey naan bu ñu accidenté bu ñu fi ñëw demal impôt nga laaj ñaata oto la ñuy muté par jour te minimum ci mutation bi du yées 250 000 wala 300 000 moom miy wax dafa xam la waaye état bi du bàyyi loolu de nañu xool accident yi faneen ci wàllu tali yi ci wàllu comportement yi tey boo xoolee camion yi di gën a sabab ay accident pont bascule yi nga xam ni moom la ñu teg ci entrée Dakar jóge ci dëkk bi am na pont bascule ñaata la ñuy fayeeku nit ñi ci pont bascule yi nga xam ni camion bi bu musaan am ñaari voyage xaalisam génn léegi il est obligé mu am 4 voyages ndax ronkat bi ñu koy ronkat ci pont bascule yi te boo génnee Mbour dem Caajaay fi pont bascule bi nekk foofu la tali ba gën a bonee ma foog ni pont bascule li ñu fay dajale ci xaalis pour gën a mën a sàmm suñu tali ak yooyu dañu xool fi cause bi nekk waaye du oto yu jóge bitim réew oto yooyu di jóge bi ay milliards la ay milliards et des milliards defe naa waa ji miinul côté boobu de